ñu doon def ak ministre de l'intérieur mu mel ni rek nga woote ay tëndandiiru xale yu ndaw yu am 12 ans ak 13 ans ne leen débattre leen ci ay affaires yoo xam ne yenuwul benn maanaam ku si ñëw wax say waxu dof pare abal sa morom mu wax ay waxu ñàkk teggin pare abal moromam mu wax ay waxu daanu saret maanaam daal c'était un chaos total comme ni ma leen ko mën a waxee rek chaos la bu total total kenn xamul lan la ñuy lijjanti donc nga xam ne rek Sénégal nous on a des problèmes voilà donc xaaral maam jéggal leen ma tuuti voilà maa ngi dugal son excellence bismillah voilà may leen ñu quelques minutes son excellence dugg si son excellence yónnee naa la noonu invitation bi donc soo ko gisee rek accepté ko comme ça ñu partager idées yi ak suñu voilà gars yi jéggal leen ñu tuuti rek voilà bonsoir maa ngi nii nag ma may 2 minutes rek 2 minutes rek gis naa appel bi. waaw amul ñu may ma 2 minutes rek. amul problème. waaw je suis là je vous suis. bàyyil noonu maa ngi nii gaaw. voilà donc kooku mooy son excellence donc nañu continuer waxtaan bi le temps que mu pare ndax xam nañ moom gaynde la xëy na kurpeñ yi la ñuy parel xam nga donc c'est ça. donc c'est important comme ni ñu leen koy waxee toujours ñu am fierté yu mel nii ci suñu dëkk parce que fépp fu ñu nekk ci diaspora bi on a une fierté parce que bu ma leen dina fierté comme ni ma leen ko waxee yu bari tey buñ koy wax ci àdduna bi le monde is so sexist maanaam lépp lu ñu looy wax ci jàmbaar rek ay góor la ñuy xalaat kenn du ci calculer jigéen mais man pour man balaa ngeen di Ousmane Tounkara ngeen di keneen ak keneen jigéen ji moo jara delloo njukkal parce que ñii ñoo nekk sur le terrain ñuy jàmbaarloo ak ñi nga xam ne dañoo malhonnête di nax suñu nit ñi di nax suñu waa réew mi nekk ci suñu biir dëkk bi di ñu wax ay wax yoo xam ne jaarul yoon di ñu wax ay waxu kasaw soxna si di jàmbaarloo ak ñoom di leen won boppam donc ñii ñoo jara respecté ñii ñoo jara simil maxane ñuy ñaan ñëpp nag ngeen partager vidéo bi au maximum comme ça ñu waxtaan ak son excellence mu jox ñu ay jàngat yu bari ci mbir yi nga xam ne moom la ñu gis muy jaar fan yi ci suñu assemblée nationale bu Ousmane na nga def léegi ñu jël ko maa ngi leen di ziar bonsoir son excellence bonsoir une fierté bonsoir Ousmane respect une fierté on est vraiment fiers de vous ñu ngi lay suivre fu ne ma son excellence ñu ngi suivre sa liggéey bu rafet bi ngay def Sénégal ñu ngi suivre sa taxawaay ci suñu réewu Sénégal donc sénégalais yi fu nekk ci àdduna bi man mii ngay waxal man yow yaay sama fierté man vraiment nit ñu mel ni yow ci ñoom laay roy yéen a tax man may def li may def parce que Sénégal tey ñun ñëpp xam nañ ne doxul ñun ñëpp xanaa kuy nax sa bopp nga toog nga yaakaar ne Sénégal bi nga dëkk dafa dox mais Sénégal bi ñu bokk ak yow xam nañ ne doxul donc ñu lay dalal madame son excellence sans retard ñu bàyyi la nga présenté wu nga nuyoo ak suñu audience waaw maa ngi leen di nuyu waa diaspora bi yëpp di nuyu underground bi foofu ci Amerika di leen ziyaara di leen baal àq di leen baalu àq di rafetlu soutien mondial bi laay wax di rafetlu adduna bi ni nga xamante ne noonu la ñu soutenir
ci épreuve bi nga xamante ne moom moo xew démb ci assemblée nationale di baalu àq àdduna bi di leen sagal di leen sagoo di leen wax ne yabaluñu ñu assemblée nationale pour ñu créer une guérilla dañu yabal assemblée nationale pour ñu défendre l'intérêt des Sénégalais li ñu def nag ci défendre l'intérêt des Sénégalais la bokk parce que ci défendre ak yelleefu doomu aadama ci la bokk donc même dans les plus grandes démocraties en général dinañ xeex ci biir assemblée parce que xeex boobu li muy am mooy pouvoir bu bëgg a dëggate une minorité te ñun de dañu jàpp ne rek suñu warugar lañu defuñu dara pour yëg lañuy def yenn saa yi buñ koy def sax duñ ko sentir donc Ousmane maa ngi lay nuyu di nuyu ces spectateurs yi nga xamante ne ñoo connecté wu en ce moment di nuyu ma fille Reine Diop bu baax a baax waaw nga xamante ni facilitatrice la ci sama connexion tey ak live bi parce que en général nag du may def sax live parce que xam nga dama ragal rek nit ñi critiquer ma parce que bëgguma ku ma ne dama buzz bëgguma ku ma ne dama bëgg nit ñi moo tax depuis boobu léegi dama déconnecté ak live mais yow ce combat dafa riche dafa fort dafa nekk loo xamante ne ñëpp dañ la ci war a jàppale donc xam nga rek ma lay big up di kontaan si sa liggéey chaque jour damay am sawarte su ma amee benn time off rek ma toog déglu la ba mu jeex parce que loolu daf may ressourcer dafay am ay jàngat bu may jële si sa liggéey maa ngi rafetlu sa émission bu baax a baax di nuyu ñëpp di wax asalaamaaleykum. Madame son excellence man comme li ma lay wax toujours da nga nekk fierté ci man. xam nga booy na yaay nee nañu du âge bi la ñuy xool. mais boo amee nit koo xam ne da nga ko naw mu doon nit koo xam ne da nga gis ne dafa bëgg réewam. parce que ñun tey li ñuy def. mënoon nañ koo bañ a def mënoon nañoo toog rek ñu frankulaay ñu ne bàyyi leen foofu Sénégal ñoom ñu reyante ci seen biir. mais loolu du wareefu doomu aadama bu nekk. da nga amel ak sa waa kër ni nga ko amelee sa waa kër noonu nga ko amelee sa waa dëkk. noonu nga ko amelee sa dëkkandoo. te yéen ñiy sacrifier seen temps di sacrifier seen énergie di sacrifier seen vie ndax loolu laa ko mën a tuddee ndax ku jàmmarloo ak saay-saay yii nga xam ne ñoom ñoo yor réew mi tey nga xam ne réew mi jaral na leen lu ne jaral na leen dàq Karim Meïssa Wade jaral na leen jël Khalifa Sall ñu tëj ko ci biir kaso bi jaral na leen toroxal doomu sénégalais yi jaral na leen jël bépp ñaawteef boo xam ne mën nañ ko di ko teg doomu sénégalais yi donc nit ku nekk sur le terrain di jàmmaarloo ak ñooñu rek yow fierté nga ci Sénégal réseaux sociaux yi ñun lii tax ñu gën koo créer madame son excellence mooy tey journaliste amatul Sénégal boo xam ne day taxaw ci télé yi comme avant di défendre intérêt peuple bi di wax li nga xam ne dafa war ci peuple bi journaliste yi yëpp màcc nañu tàngalu buur donc lu neex buur rek la ñuy wax donc loolu moo tax ñun ñu jël xeex bi en main ñu ne leen comme 2018 la ñu nekk kenn soxlaatul télé léegi parce que télé léegi ci biir poche rek lay nekk mooy boo taalee sa Facebook bi nga dem live adduna bi yëpp dinañ la dégg ñun li ñu am sax ci public télé yi sax maanaam amuñu ko parce que télé Sénégal tey boo ko taalee peut-être 10 000 personnes ñoo koy seetaan mais réseaux sociaux yi boo ci demee tey ay millions de personnes ñooy seetaan partout dans le monde te yàlla xam na ne ñàkk teggin taxuñoo jóg wax ju ñaaw taxuñoo jóg def lu bon taxuñoo jóg liggéeyal Sénégal rek moo ñu tax a jóg Sénégal tey bu lépp jaaree yoon ñun kenn dootuñu dégg dañuy ne patt déglu baa liggéey bi jaar yoon évidemment ma bëggoon rek nga élaborer ñu ci waxtaan bi nga wax ñu exactement vraiment lan moo xewoon boo ñu ko mënee dimbali nga wax ñu lan moo xewoon parce que ñun gis nañu rek ay chaise di daanu ay nit di daanu ay bumaxante mu doon benn gàcce ci ñun parce que ñun suñu ay yaay ngeen suñu ay sœur ngeen suñu ay doom yu jigéen ngeen bugguñu dara lu leen dal loolu mooy dëgg man keroog bi ma la commencé suivre ba léegi sama diggante ak yàlla ak yonente bi sama xol dafa sedd xam naa ne Sénégal am na gaynde
parce que bu dee nit ñu mel ni yow ñoom ñooy opposé wu rek xam naa Sénégal dina tegu ci yoon. donc moo tax ñu bëggoon nga gën ñoo élaborer waxtaan bi parce que yow vraiment képp ku lay dégg rek fierté la. yooyu la ñu bëgg nga waxtaanal nga wax ñu exactement soxna si lan nga yaakaar ne loolu la ñu mën a def vraiment ba yooyu dootul amati foofu muy amee. waaw xam nga déjà fi ngeen commencé Ousmane foofu la baaxee parce que yow indi nga forme de communication bu bees technique de communication bu bees moom ngeen indi yéen ñi nga xamante ne yéenay def live yëpp ci Facebook laa koy boole forme de communication la attraction bu bees la parce que maintenant li nga xamante ne moom mooy attiré nit ñi mooy live yi mooy dañuy gëm Ousmane Tounkara xam forme de communication véridique bi nga xamante ne moom la ubbi par rapport ak information yi muy wax yu muy jot mu traité ko ba am ci li nga xamante ne de source sûre la mu indi ko sur le net parce que actuellement comme li nga wax télé ci poos moo xew nax nit yombatul ñun buñ dee xool dañ ne tey bi président Amérique bi ñëpp dañu gis ni Trump nekkul nit bu nite tellement mais dëgg la fi mu jaar ba gañe réewam ñëpp xam nañ ni ci lii la live dëgg la net bi ak yu mel noonu tey ñun am nañ en Italie bi nga xamante ne fa laay vivre am nañ benn président boo xamante ne xeebul marché sax marché bu am ay poto mu dem fa taxaw taal télévision def live millions personnes toog di koy seetaan donc information yi muy joxe nit ñi loolu la ñuy xam ni ci réew bi ñu nekk ñun Italie ci noonu lay ñuy dox parce que demoon na ba maire yi sax duñu woon ut ay smartphone mais pour seetaan ko li muy wax maire yëpp dañ doon def ruée ci supermarché yi pour am smartphone seet ko mu am benn message boo xamante ne moom la doon lancé fépp mooy tutti quanti a casa loro am na Assane Mbengue dégg na li may wax tutti quanti casa loro mooy nègre yëpp nañ ñibbi seen dëkk donc comme benn moment italien yi ñu ci bëri ku ñàkk liggéey da nga naan immigration bi la ku feebar da ngay ne ñun ay waxteef lañ ak yu mel noonu donc ki leen doon jox message boobu dañ ko doon déglu parce que dañ naan xam-xam lay wax pour ma wax la ni la affaire bi ngeen yore nii maa ngi ko yore nii di manipuler di def lu ma neex teguma ko fenn te moom moo yee nit ñi donc vous avez la bonne forme pour réveiller les consciences vous avez la bonne forme pour wax sénégalais yi que ni ceux qui nous gouvernent ne valent pas mérité wu ñu jox leen suñu réew parce que fi ñu fekkoon suñu réew dañ ko fa wàññiwaat rétrogradé ko de presque 70 degrés parce que tey jàpp nañ ni 12e législature ak 13e législature ñoo am yépp ci nguuru Macky Sall la amee yépp transformé nañ l'hémicycle national fi nga xamante ne yéen a ñuy fay yéen a tax ñu am ay oto yu baax yéen a tax jaaykatu gerte caaf bi ñu jël ko tey dugal ko ci benn liste suba mu nekk député chef nit ñi di leen commandé buy ñëw ñu xàllal ko buy toog ci turbine mooy njëkk a toog yéenay may valeur nit boobu bu demee ba foofu lan la leen di wax da leen di commencé saaga seen intelligence xas leen man boobu gis-gis laa am ci këni Sénégal war nañu xoolaat beneen forme de nu ñuy nattee seeni représentation du peuple à l'hémicycle parce que li xew démb ñun ñëpp ñoo ko gisandoo dama sol yére bii marqué ni man yére bii laa soloon démb yére bii démb Assane Diouf gis na ko ba ni ma sa robe bi dafa rafet ndeysaan gis na yére bi démb gis na ko ba ni ma sa robe bi dafa rafet soxna si xam nga parce que dama respecté kuy xeexal réewam ñu toog dem waxtaan bu yàgg parce que presque dem yéen dama def intervention ci hémicycle bi rek daal di génn dem ci Assane Diouf seeti ko ak Khalifa Sall bi ma paree dellu ci waat mu nuyu leen yéen ñëpp nag waaw bu ma leen tàllalee loxo nii ça veut dire que ni jot ngeen loxo Assane Diouf yéen ñëpp parce que nuyu na jot nañ ko waaw nuyu na leen ñu waxtaan ak moom dellu suñu kër bi ñu dellu see toog ci hémicycle bi war a continuer suñu liggéey ñu jox ñu 20 minutes de temps
ñu nekk ci groupe boo xamante ne am nañu presque 16 députés présents ci salle bi ci groupe parlementaire liberté et démocratie defe naa dafa am article 13 ci assemblée nationale ci texte ci règlement intérieur bi buy wax ni vraiment député bi am na ci moment boobu mu am 15 minutes la commencé ba 5 minutes képp ka nga xamante ne tey yaa dirige assemblée nationale bi waroon na am beneen xalaat budul fekk ñun ñu nekk benn minorité rek mu bëgg ñu dëggaate jaay ñu doole président groupe parlementaire am ne lii du fi amee lii ñu bëgg moo fi amee bàyyi leen ñu def leen neex ñu war a wax ñu liir li nga xamante ne moom mooy la liste boolewuñ ñu ci ñun groupe parlementaire te ñun ñoo am groupe parlementaire à part Benno Bokk Yaakaar mes sœurs et frères yi nga xamante ne ñoom ñooy les non inscrits amuñu groupe parlementaire bañ nañ ko ba dañoo tudd non inscrits te loolu code assemblée nationale moo ko validé donc groupe parlementaire soo ko joxul cër c'est que bëggoo démocratie c'est que xalaatoo defar sa réew parce que ñun li ñuy wax dinañ ko wax peuple sénégalais bi jël li ko ci intéressé mu téye ko mais Ousmane ça veut pas dire que ni li ñuy wax ñun moom la assemblée nationale di valider parce que sénégalais yi ñoo leen jox une majorité mécanique te man loolu problème bi ak responsabilité man sénégalais yi laa koy engagé loo parce que ñoom ñoo leen may majorité mécanique ñu toog assemblée nationale def leen neex mais nag na ñu jox cër ñun tamit sénégalais yi tuuti yooyu ñuy xeeb frange sénégalais bu ndaw boobu ñu fa yabal ñu xeeb leen ba tax ñu ne duñ ñu jox cër ñun frange sénégalais bu ndaw boobu lañu respecté ba taxaw ne ñoom par force lañ ñuy jox cër doole mbaam parce que ne pas être avec eux ne veut pas dire que tu ne représentes rien dëgg la loolu mooy dëgg loolu moom moo indi li xew man ku ma fekk xam ni man ci pacificité laay dox man damay rassembler damay jéem a éviter donc man su may élément laa doon njëkkatiyee gis xale ba nga xamante ne Benno Bokk Yaakaar la bokk mais xale bu ma jox cër la muy xeex ma téye si loxoom bàyyi ko mu taxaw ma gis ki nga xamante ne moom laa joteel mu sëgg di xeex ak surtout Serigne Touba allahu akbar boo xamante ne xëy na da ko def noonu mais ëllëg dana ko regretter ma xëcc ko mu ñëw ma ne ko yow Màkka nga jóge yow député nga waroo xeex mu xàcc loxoom dóor ma Ousmane neexul ba neexul mais devant cette agression je ne pouvais que répondre en tant que dame en tant que femme en tant qu'une grande dame et que j'incarne la valeur de la femme man j'incarne la valeur de la femme man je ne veux pas un homme qui bat une femme man je suis féministe loolu ñàkk fayda la bokk góor du dóor jigéen je me bats pour àdduna bi yépp nag am seen liberté mais je me bats pour nit ñi jigéen ñi free nekk ci seen jàmm di xalaat di wax te kenn du leen ne noppi leen parce que le temps de xawma Néfertiti xawma lan est révolu maintenant dañuy parité sax ndax Ablaye Wade moo ñu indi loolu mu fu góor toog jigéen mën na fa toog donc góor warul yàpp jigéen ci biir hémicycle bay xàcc loxoom ak kurpeñ di ko dóor te muy dëgg man ku ma dóor ma fay man c'est ce que j'ai fait waaw ku ma dóor loolu mooy dëgg fayu dëkk ba doore tas fayu dafaa nekkul amuma fa càmmiñ amuma fa papa sama doole laa fa yaakaar ak groupe bi te duma seetaan ñu may massacrer wala ñu may botte ma mel ne ku jàngul woon sama self défense c'est ce que j'ai fait je respecte les Sénégalais moo tax d'ici fii ak demain après demain ku bëgg live soo ma woowee damay wax parce que li ma bëgg ñu xam mooy dañ may soutenir ci net bi en tant que femme bu ñu agressé mais suñu xamoon li waral sax ñu agressé ma d'ailleurs dañuy gën a mer parce que moi je cherchais la paix parce que hémicycle du xeexukaay foofu débat d'objectif yi lañ fa laaj débat d'idée nga poser say questions normalement ñu tontu la tontu wuñ la ñu tëb question yi nga muñ te xam ne yàlla am na mais daal ñii daal dañoo jël rek yoonu violence sol mbub mi sol dàll bi ne dañuy toroxal ay doomu aadama loolu nag man duma ko nangu Ousmane loolu moo xew démb
vraiment son excellence dama bëgg nga xam ne am nga sax ay càmmiñ dañu xamul rek laal biñ la laal dina leen wex xat ndax ñun duñ leen may 1 centimètre parce que toi tu es une femme qui représente les Sénégalais yi ñoo la teg fi nga nekk Sénégalais yi nga dem défendre seeni ay cause yow demuloo foofu pour ne leen ñu tabaxal la kër wala ñu jox la dépense nga dem marché danga fa dem pour défendre cause Sénégalais yi nga xam ne ñoom ñoo la yóbbu ñoom nag 90% des députés de Macky Sall mën naa ne 100% ñoom dañ fa nekk di défendre ay cause malhonnêtu Macky Sall loolu moo tax mënuñu laa tolérer parce que yow da nga nekk nit koo xam ne da nga def li la yóbbu assemblée nationale xam nga tey ku dem assemblée nationale nga xam li la fa yóbbu waroo am problème ak Mame Diarra Fam parce que yow ku la xam ne ne grande dame nga mënoon ngaa toog sa kër mënoon ngaa bañ a wut député mënoon ngaa bañ a def dara nga toog jàpp sa njàmbur waaye peuple bi la élire jox la liggéey nga respecté ñooñu nga dem di défendre seen cause mënuñu lu dul simmi la mbaxane son excellence yow déjà fierté sénégalaise nga ñu mel ni yow ñoo tax ba léegi ñun ñu nekk ci réseaux sociaux yi di xeex parce que xam nañ ne Sénégal ba léegi am na espoir xam nga Sénégal bu doon tey ay Aly Ngouille Ndiaye ak ñeneen ni kon dañuy bàyyi dañuy teg suñuy sabar ñu toog de côté mais bi ñu gisee nit ñu mel ni yow ñu gis nit ñu mel ni Karim Wade ñu gis nit ñu mel ni Khalifa Sall ñu gis nit ñu mel ni Ousmane Sonko xam nañu ne Sénégal ba léegi espoir bi des na fa loolu moo tax son excellence mënuñu lu dul di la gërëm di la balu ak encore duñ la ko imposer nag mais soo ñu mënoon wax turu nit ku jubadi kooku nga xam ne moom moo nekk ci assemblée bi au moins ñu yëgal adduna bi nekk du nit ku sérieux du nit ku baax parce que dafa am ñu koy laaj bu fekkee nag du la jafe la duñ ci insister. lan la lu ñuy laaj. nit non dañu laajte ñu ne sa monsieur bi la agressé ñoom kooku la ñu laaj. c'est l'honorable député Kader Ndiaye moom màkk la jóge xam nga déggoo man bi koy téye dama ne ko yow màkk nga jóge dama ko téye dama ko xëcc ci sëriñ bi mu doon xeex ak moom ma xëcc ko ba mu jàkkaarloog moom yow màkk nga nekk député màkk nga yow waroo def lii waroo xeex rek mu téye sama loxo wañaar ko saaga ma ndey daa di may dóor waaw loolu moo lay won ne rek xam nga nee nañu aj tamit xam nga aj du ñëpp la seen aj di dagan xam nga dem màkk waaw mais moom dafa dëkk sax xam nga moom fa la dëkk sincèrement moom fa la dëkk fa la résider fa lañ ko falee député Arabie Saoudite donc il doit donner le bon exemple parce que koo xamante ni tey ci assemblée bi bu ñu jaaxle woon war nañ ko woo mu wax ñaari saar leeral ñu man bugguma woon moom xeex di jóge ci moom bien vrai que sama partisan la doon xeexal parce que Abdou Mbacké bi mu doon xeexal man Serigne Touba rek laa yaakaar Serigne Touba rek laa am naa xalif généraux yi am naa turu dina yëpp mais Serigne Bamba mooy sama wéeruwaay képp koo yëkkati sa loxo mooy suñu wéeruwaay ku yëkkati sa loxo doo teg ko ci loxo doomu Serigne Touba wala sëtam tooñ nga ma mais mënuma ci woon lu dul àtte ko parce que sama mbokku diaspora la ma téye ko di ko revenir loo à la raison mu wañ sama loxo je peux vous faire voir su vidéo bi leeree ma won leen man sama gaañu maa ngi nii les rouges sont là vous les voyez les rouges sont là vous les voyez ñu ngi koy xool de ñu ngi koy gis danañ koy gis bu baax ñu ngi koy gis te bu dul woon mbubu bii ma soloon dem moo ma sauvé bu dul woon mbubu kon ay gaañu yu metti laa doon am mais dama am ci biir assemblée ñi ngi bokk parti yëpp ñi ngi bokk ci parti yëpp am naa ay doom am ay xarit am ay soppe am naa ay doom yoo xam ni biir Benno Bokk Yaakaar la ñu bokk dañu ñëw ku mel ni la grande députée Aminata Gueye elle est présidente de commission xam nga muy ndar-ndar bi dafa ñëw sama kanam naqarlu xam nga ñoom ñëpp xale yi ñoom Yaya Diallo xam nga ñoom ñëpp Sira ñoom ñëpp ñëw tata bàyyil mais gisatuma woon parce que man mënuma man concevoir may wut jàmm nga saaga sama yaay man j'ai pas connu ma maman c'est ça qui m'a fait mal donc man sama yaay nekk une fois qui s'y frotte s'y touche et s'y pique on n'insulte pas à n'importe qui va de maman parce que les mamans sont sacrées les mamans c'est des femmes de valeur
mais ku respecté wul sa yaay bu la neexee nga saaga affaire bi imaginel loolu rek waaw affaire bi loolu rek la seen nguur buy jeex nag en général ñëpp xam nañ ni ñu leen def mais ñaari 13e législature ak 12e législature ak 14e législature bu Macky Sall yëpp am na ay xeex c'est que aussi il faut ñu xool le choix des députés parce que des députés ne xamante ne amuñu benn valeur di saagawaate ndey di songaate di histoire di ñàkkal seen bopp fayda nous sommes des représentants du peuple Ousmane bi ngay xëy sa dimanche dem di voter ji xamoo moom Mame Diarra Fam déedéet mais da nga dem voter geste de patriotisme nga dem voter loolu mooy wàcc sa temps wàcc sa lépp donc ki nga voteel ki la représenté dafa war a nekk nit bu valeureux dafa war a nekk nit bu am jom dafa war a nekk nit bu am culte mais député ku nekk gis na démb li dal Abdou Mbacké dafa yaakaaroon ni le monsieur en question daf ko doon àtte mais yéen ñëpp gis ngeen bëmax yu mu ko bëmax ah xam nga yooyu tamit dafa rafetul ay affaire mbaam la ñun nous sommes pas des animaux waaw nous ne sommes pas des animaux. il va payer les pots cassés parce que ñàkk fayda comme niñ la ko waxee rek c'est honte nag mais bu dee ñun dëkk bi ñu nekk nee nañu the backstop with the boss parce que ñoom ñëpp loolu ñuy def Macky Sall moo leen ko yebal gis nga barki Dembo Ndiaye ay kii la jël mooy maanaam ay mbërëm yooyu la jël yóbbaale leen France pour ñu attaquer xale yi ci diaspora bi ay nervi la Macky Sall yóbbu France pour ñu attaquer xale yi doon protester contre moom ñun fan yi yëpp j'ai pas dormi son excellence nee nañu Macky Sall dafa waroon ñëw Washington le 11 moom laa doon préparé maa ngi koy préparé waaye tapet bi nee nañu dootul ñëwati changé na avis parce que xam na ne ñun duñ ko may dara fii ñun duñu ko maye yëpp foutaise yooyu ñu leen di def ñun dinañ ko fayu ba mu mat sëkk duñu may benn góor mu leen di fonto ce gars-là ce monsieur il va payer ses pots cassés duñ ko may dara yow jàmbaar nga yow peuple bi ñoo la élire peuple bi ñoo lay défendre comme ni ñuy défendre lan lay défendre réseaux sociaux yëpp dinañu jóg défendre la bu ci yàlla àndee cette vidéo bi mi ngi circuler fu nekk ci àdduna bi plus de millions de personnes ont vu cette vidéo dans ce monde góor googu du jarati dërëm ci àdduna bi de benn dërëm dootu ko jarati parce que wax dëgg yàlla góor boo xam ne dara deseetu la bu dul di dóor ay jigéen yoo xam ne vraiment dañu représenter ce pays dignement sa yaay de soxna si xamuloo ko xamula waaye wallahi elle est fière de toi sa yaay elle est fière de toi fu mu mën a tëdd wallahi azim xolam sedd na ndax waajur de amul fierté lu dul doomam bu tekki dara doomam buy njariñ askanam yaay jooju tey wallahi sa barke mi ngi xëpp ci kawam te dañ koy continuer ñaanal yàlla foofu mu nekk yàlla continuer seddal xolam yàlla continuer wàccee jàmm ci kawam ndax yow parce que tu es une fierté pour nous fierté nga pour ñun amiin fierté nga pour ñun yàlla gis na lépp ñun li ñu mel ni yow yéen a ñu tax a jóg yéen la ñuy défendre ay jàmbaaru réew la ñuy défendre nous on n'est pas des enfants impolis nous on est bien nés de mère et de père ñu yar ñu ci yare bi ñu war a yare parce que nanguwuñu ku nax suñu ay mbokk rek ça ne veut pas dire que on est des vauriens dañu bañ ku ñu nax ñun yarewuñu ci ay naxaate ay tappale ay truand ay fen ay dóor jigéen man mii ngay waxal je suis jeune je suis marié il y a 18 ans man duma dóor sama jabar parce que bëgguma samay doom bañ a tekki dara man duma dóor jigéen duma fontoo jigéen duma manqué respect jigéen moo tax bu ma gisee Marème Faye Sall di comporté wu ni muy comporté woo ak doomu jàmbur yi ça me fait mal au cœur mais yow am nga ñu la xeexal de am nga ñu la xeexal ma sœur bugguñu nga yaakaar ne tu es seul tu n'es pas seul xam nañ ne nag metti na te temps bi xat na donc loo doon wax rek bu fekkee bëgg ngaa tàggatoo vraiment nga tàggatoo ak nit ñi comme ça incha allah man de je vais garder le contact je vais t'appeler à tout moment saa yu ma toogee dinaa la seet te incha allah bu ci yàlla andee maa ngi ci yoon te bis bu ma ne woon cëpp Sénégal je te promets que ci ñi may njëkk gis ci ngay bokk bu ci yàlla andee jërëjëf Ousmane jërëjëf kontaan naa
maa ngi nuyu ñoo la gën a ñi nga kontaan xamante ne ñoom ñoo fi nekk pour wax leen ni leen réew rek jërëjëf réew kenn du ko yoree réew kenn du ko yoree forcing ma ñëw ci discours apaisement discours jàmm parce que man tamit loolu suma cër la ndax man député laa te député jàmm rek la war a député jàmm la war a prôné député lu baax rek la war a wax député dafa représenté ñëpp koo xam ni soo meree ñëpp mer waroo mer Ousmane déedéet man la dóor baal naa ko ci xol bu sedd garaawul parce que amul problème àdduna noonu lay doxee parce que démb suñu kilifa ci wàllu kër góor soxnaam mais ñuy doom aussi wax nañ loolu mais ñun dañ leen di dalal parce que kilifa su meree ñëpp mer mais dafa war a xam ni danga war a xam ni noonu rek la mën a demee noonu rek la war a mën a demee te bu doon suba dafa defaat noonu lay demee waat encore parce que bu keroogee Sénégal moo may jaral ñu génnee sama néew foofu yóbbu ko ci barket liggéeyalu ma sama bopp Sénégal bi ñu nekk nii dañ ko liggéey Senghor toog ne l'an 2000 Dakar sera comme Paris ñu toog di rêver kañ lay nekk comme Paris ñu toog di déglu Abdou Diouf nekk fi égalé les 40 ans gisuñu Dakar mel ni Paris Abdoulaye Wade ñëw entamé le rêve de Senghor Dakar sera comme Paris ñu gis pont yi ubbeeku dëkk bi yaatu ñu gis liggéey bu am solo yàlla jële ko fi indi fi Macky Sall yàlla dana ko fi jële moom ëllëg indi fi keneen parce que on avait dit après Senghor on avait dit après Diouf on a dit après Wade on dira aussi après Macky Sall loolu lu jara sóor la loolu lu jara xalaat loolu Macky Sall moo ko war a xalaat ba yaatal xam ni fii tey keroog bi ñuy signé premier décret ci bureau Ablaye Wade su dul woon Karim Wade kenn du ko signé moom xam na haine bi muy cultiver entre moom ak Idrissa Seck lan moo tax mu di ko def donc il faut mu jël carte électeur Karim Wade jox ko mu am jàmm sénégalais yi am jàmm mu woote jàmm voté ci élection yi suñ ko gañee félicité mu dem ci teraanga comme ni mu félicité woon ay moroomam su ko deful su ko neexee mu njuuj njaaj élection yi bu 2000 beneen élection ñëwee ñu gañe ko ñam li Assane Diouf di ñam moment bii nii duñ ko bàyyi de duñ ko ci bàyyi moo nekk son excellence bëgg naa la lool da nga jege sama xol ñoo bañ duñu bàyyi Macky Sall mu njuuj njaaj suñu élection yi son excellence bu njuuj njaajee élection yi yow baal nga leen de mais ñu dañuy dal ci kawam amul duñ ko nangu Karim day bokk ci élection yi wala Macky Sall du bokk Karim day bokk Khalifa Sall day bokk wala Macky Sall du bokk Macky Sall duñ ko may benn centimètre Ousmane ñun loolu rek lañ koy ñaan waaw parce que moom xamul engagement yi fan lay jógee parce que nit ñi nga xamante ne ñoom ñoo engagé wu actuellement pour que Karim bokk Sonko bokk Khalifa bokk keneen bokk xamuñu fu ñu jógee mais bu fekkente ni dañu jàpp ni ñoom manipuler truquer tripatouiller gommer effacer mooy tax kenn du bokk ci élection yi ñoom ñu ñëw gañe ko jàll il se trompe lourdement loolu rek laa am lu may wax waxaat ko mu dégg ko parce que duñ ko nangu il se trompe de gars yi duñ leen may dara man xam naa loolu mais nag ñun comme ni ko xalif généraux yépp ñaanee Sénégal bu apaisé la ñuy ñaan Sénégal bu am jàmm Sénégal bu dal ndax loolu lañu xam Sénégal kenn musu fi dégg coow touriste yépp a ngi daw di fi ñëw ah ñépp bëgg réew mi Amérique Italie France Espagne Chine ñépp a ngi ci dëkk bi munoo leen xàmmee ak sénégalais yi donc Sénégal boobu ni mu ko fekkee woon il ne peut pas faire moins que Wade comme Wade n'avait pas fait moins que Diouf comme Diouf a essayé de ne pas faire moins que Senghor même s'il n'en a pas réussi donc jàpp naa ni sincèrement Macky war na taxaw ci seetu xoolaat boppam xam ni dafa dëgg yàlla la ñuy wut na bàyyi
kartu Karim Meïssa Wade Karim nag ñëpp nañoo war a jàpp ni question d'heure la question de minute la question de jour la Karim arrive à l'aéroport bii nga xamante ne moom lañ tuddee jas baayam tabax ko defar ko ba mu rafet mu wàcc fekk avion doog a ñibbi France ci bëgg-bëggu yàlla ci bëgg-bëggu sénégalais yi ak dogalu yàlla parce que su dul woon bëgg-bëggu sénégalais yi ak dogalu yàlla Ablaye Wade ba tey mi ngi fee ci avenue Roume toog fa mais sénégalais yi ñoo bëgg yàlla dogal yàlla nag bu dogalee jaam day nangu nañ ni Macky Sall c'est le président de la République mais na nangu ni aussi Karim c'est le candidat du Parti démocratique sénégalais amuñu plan A amuñu plan B amuñu plan C amuñu plan Z c'est Karim notre candidat c'est Khalifa le candidat des khalifistes c'est Sonko le candidat des patriotes tripatouillé gommé effacé du tax ñun ñu changer d'un iota na bàyyi suñu élection mu déroulé wu suñu ko gagné baax na su gagné ça va le Sénégal c'est le Sénégal qui gagne loolu rek la mais lii mu bugg a def kenn du ko may ñoom nag jël nañ décision parce que bu président groupe parlementaire toogee ci biir réunion taxaw ni fii duñ leen may ngeen wax Abdou Mbacké ne ko bu ngeen ñu mayul fii ñu wax pale ngeen fa waxee samay député ñu tàllal seen nu na la defe naa Macky war naa xoolaat groupe parlementaire am ndax loolu man kilifa du ko wax pour man parce que li xew démb assemblée président groupe Benno Bokk Yaakaar moo ko waral moom moo ne leen su plénière député libéral bu fa wax na ngeen tàllal nu na raam kon moo yabal nit ñi ci kaw député yi 104 personnes nag wala 105 boo leen yabalee ci 19 wala 18 yaa tas assemblée qu'il prend nag ses responsabilités ku ñu rey assemblée moom moo ko waral moom moo wax loolu te loolu moom ba cour de la xeema di ko répété su leen neexee nañ ñëw arrêté ma sama kër a ngi nii su leen neexee nañ ma duñ la arrêté mais dañ la dama ma ko arrêté wax dafa dara lu la nit di arrêté parce que moo ko wax te on l'a enregistré moo ko wax te enregistré nañ ko parce que moom amul droit di jël nit ñi di leen jal ci kaw ay député pour ñu xeex je vous remercie di leen baalu ak di rafetlu seen ñu ngi lay remercier di leen wax ñu ngi lay remercier je reste à disposition tey bokk nga ci ñi ma njëkk a woo bokk nga ci ñi ma njëkk a teel te loolu dama wax dootuma def live mais Sénégal ñoo ma sotle Sénégal dañ la soxla donc il faut ma rendre leen la monnaie si diggante live yi ngeen di def parce que si laay mën a atteindre maximum de personnes. da bëgg nga laaj ko 1 million bi lu mu ci xalaat 1 million ok dafa am ku doon laaj Fadel Mohamed Fadel. dégg naa Fadel lan nga xalaat ci suñu idée 1 million marche bi. mais Fadel xam na ni man ci 1 million marche laa bokk. Fadel xam na ni man ci 1 million marche laa bokk. man maa Fadel xaaral mu ne moom ci la bokk Fadel xaaral léegi son excellence mi ngi intervenir vas-y Fadel. waaw Fadel. waaw soxna Mame Diarra Fam maa ngi lay nuyu honorable député maa ngi lay nuyu di la. ça va Fadel mi nga def. jaay doole bi la nag boobu xaw ma xar wala lu ko mën a wooye doon jaay doole waaye xam naa ni sàcc na gaa yu bëri. mais nag nee ko dafa leb boo demee nee ko gaa yi leen da nga leen lebal da nga leen amel bante di nga leen ko fay waaw léegi nag de toute façon dafa am loo xam ne fan yi mi ngi ëble Sénégal ba xam ne bi ma ñëwee Sénégal yu bëri gis ko Sénégal yi bu ci gisul boppam mooy 1 million marche men for Sénégal parce que day loo xam ne fu mu toll nii liggéey nañ ba comité d'organisation bi taxaw ba parti yu bëri dugg si nañ ci mais dugguñ ci PDS dugg seegul waa Pastef ñëw nañ Abdoul Mbaye ñëw na waa kii professeur Malick Ndiaye ñoom Amsatou Sow ñoom Bamba Dieye et gisaguñu présence PDS si benn event ci 1 million te loolu ci mais xaw nañu jaaxal Kader après record ci ñu def Fadel mu ne nga may ko mu tontu may ko Fadel mayoo ma tontu la te léegi nag ñu doon laaj bu yow député nga Fadel bokk ci PDS ñu doon laaj 1 million marche
bi nga xam ne dañ ko bëgg a taxawal pour sauver dëkk bi lan nga ci xalaat bu ko defee nga waxtaan ak ñi lay déglu. voilà bu ko defee aussi ñu mën a xam bu ko defee aussi lancer waale un appel waa PDS ñëw rejoindre 1 million parce que il est temps. ok jërëjëf. ok merci beaucoup. Ousmane. Kader. waaw ni 1 million marche Pikine biñ koy créé daf ma lancé link bi. dëgg ñu la nekk ci 1 million marche Pikine yëpp man maa leen ci dugal. dëgg la dëgg la. suñu demee dëgg la. suñu demee ba benn moment ñuy def benn réunion à Dakar. ñu xam ne assemblée ubbi na donc c'est sûr que maa ngi Dakar. waaw moom am na sama WhatsApp moom Kader. dëgg la. donc il fallait me contacter pour me dire que tey la réunion bi. su ma contacté woon wax ma tey la réunion bi. loolu moom defe naa. waaw ñu ñëw 1 million marche. mu nga ma foofu ak Mamadou Diop Decroix. mais j'étais pas invité. je n'ai reçu aucune invitation. donc xaw ma woon sax ni loolu la dama toog rek gis ko ci journal bi Kader donc loolu aussi xam nga du sama faute mais. déedéet du sa faute. maa yi si dugg presque si bu Pikine bi ñëpp la. mais dafa am communication yoo xamante ne da nga koy wax si am communication yoo xamante ne da nga koy yónnee nit ki directement pour wax ko ni ko honorable dëgg la wala ma sœur demain on a réunion bërëb sàngam ñëwal nga fekke ko wala nga wax waa PDS ñu ñëw fekke ko nous y sommes ci lañ bokk. éléments yi dugg ci 1 million marche yëpp bu Pikine c'est des PDS c'est des libéraux. donc ñun ñoo ngi ci biir te c'est des responsables parce que nag yow xam nga ni benn libéral c'est 50 personnes derrière donc il faudra savoir que. ñun ñoo ngi seen ginnaaw ñun kuy woote kaa ñu jubal. bi fi nga ñuy fekk. jàmm rek ak xéewal maa ngi si biir après inbox on se capte nga wax ma fan ngeen toll si procédure bi. xat na Sénégal. maa ngi hémicycle te jën rat du ma rate dara. ñëpp tey dégg naa journaliste dañ doon wax naan maam jaarakat yaakaaroon ne ni après démb du ñëw non damay xëy si liggéey si da ngeen may fay pour may liggéey du ma branleur damay xëy dem liggéeyal leen lu ngeen fa war a def ma lu ngeen fa war a wax ma wax ko fa génn dem abal leen seen assemblée ñuy tàccoo ko fecc lii la loolu rek la. merci son excellence ñu ngi jéggalu déjà ci li nga wax ci côté invitation bi. loolu suñu faute la ñun maa ngi jéggalu ci turu Fadel. ci turu sama tur ci turu 1 million ak ñëpp ñoo xam ne dañoo gëm 1 million. parce que 1 million en fait projet la boo xam ne dañu gis ne que doomu sénégalais yëpp dañ cee war a gis seen bopp. c'est pas un mouvement parce que mouvement déjà da nga am benn côté boo xam ne yow ak say membre rek yéen a ci ànd. donc moo tax ñu créé projet 1 million marche. parce que moom la Martin Luther King changé woon Amérique. moom la maanaam Louis Farrakhan mayoon droit jullit yi ci Amérique. moom moo may droit jigéen ñi mën a am vote ci Amérique. moom moo may droit nit ñu ñuul ñi mën a am vote ci Amérique. donc loolu moo tax ñu créé même concept boobu ñu yóbbu ko Sénégal pour soutenir Karim Meïssa Wade pour soutenir Khalifa Sall pour soutenir Assane Diouf. pour soutenir tous les citoyens sénégalais yoo xam ne injustice dafa dal seen kaw yoo xam ne suñu président bi dafa bëgg a jël seeni ay droits citoyens xañ leen pour ñu mën a boñ a bokk ci ay élections donc ñu ngi lay remercier madame son excellence comme ni ma la ko waxee rek bu ci yàlla àndee personnellement yow yaay doon ci nit yu may njëkk a gis bu ma yeggee Sénégal incha allah bu ci yàlla plaisir ñu ngi lay remercier maa ngi nuyuwaat sa panel yëpp gis naa waa PDS yi dugg yëpp vraiment le live était très suivi gis naa leen maa ngi leen di bigam ñoom yëpp di kontaan ci ñoom di bëgg ci gars yi ñoom Fadel ñoom Reen ñoom ñëpp maa ngi bëgg ci ñoom di bëgg si yow Ousmane di bëgg si sa engagement di kontaan ci sa patriotisme Sénégal moo la tax a jóg Sénégal moo ñu tax a jóg yàlla nañu yàlla defal xéewal je salue toute la famille maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen merci bye bye jërëjëf merci à la prochaine bonne soirée je continuerai suivre live bi rek inchallah dégg nga inchallah merci ok léegi yow man Ousmane Fadel vas-y nga intervenir waaw léegi maa ngi rafetlu ci tontu bi mu tontu xam na leer na waaw wax na ni yëgu ko et puis
du moom xam nga du moom la ñu invité parce que dafa am parti bi dafa am coordonnateur. te coordonnateur bi. dëgg la mooy Omar Sarr. dëgg la ah te Omar Sarr. invité nañ ko plusieurs fois pour mu rejoindre ñëw fekk ci 1 million marche. fekk ci 1 million marche. léegi Mame Diarra li mu wax leer na. te incha allah comme communauté fu mu toll nii Ousmane ñun mën nañu suñu jaar wàcc na parce que dañu liggéey ba ñëw léegi. parti yu bëri dugg si léegi toll nañ si 30 te vendredi dina am point de presse. waa Pastef ñu ngi ci waa And Jëf. waa Cheikh Bamba Dièye ñoom ñëpp Cheikh Alassane Sène ñoom ñëpp ñu ngi ci. Abdoul Mbaye joxe na ordre yu leer. joxe na ordre yu leer yoo xam ni. pour partem yëpp rejoindre 1 million marche ñu ngi yaatu daal mais militaire jàmbaar yaa ngi ci ñëpp ngi ci mais li tax a jug concept bi comme ni nga ko waxee Ousmane bettuñu kenn dañ ne un Sénégal pour les Sénégalais dañu jug pour dëkk bi mën a doon Sénégal boo xam ne Sénégalais yi dañ ci gis seen bopp donc bettuñu kenn léegi collaborateurs yi nga xam ne ñoom ils préfèrent collaborer avec la France pour di loolu dëkk bi nañ xam ne loolu jeex na parce que léegi new generation bi Sénégalais yi bees yi dañu bëgg seen dëkk jub donc ñu ngi waat Sénégalais yëpp ñu mobiliser wu surtout la diaspora sénégalaise ñu mobiliser wu pour descendre à Dakar en masse baax na ñu dajaloo Pullman baax na ñu dajaloo fu ñu mën a dajee ci àdduna mais xeex bi battleground bi ci terrain bi la na gars yi jaayante wàcc sur le terrain bu defee Sénégalais yi seen xel dal ñu mën a ànd ak ñoom résister loolu mooy solution bi moo tax diaspora bi surtout ñu nekk Europe xam ne jege nañ Sénégal biir foofu la gën a yombee jël leen au moins 10 jours dafa tombé feet yi ngeen dem sur Dakar déjà ubbi nañ caravane bi ubbi nañ groupe yi nga xam ne ñu ngi sur place pour l'instant Sénégalais yi nekk sur place ñu ngi nekk di leen dajale ñu jug taxaw ànd ak ñoom bu ko defee Macky Sall forcing bii mu bëgg ba pare France coiffé ko du mën a nekk ndax lii yëpp da leen di xam ni France mi nekk ci gannaawam bëgg mu jëlaat dëkk bi yëpp teg ci loxoom pétrole bi yëpp teg ko ci loxoom la ñu war a jug taxaw résister ba loolu du am donc maa ngi lancer un appel di santaat yëpp di wax ne léegi 1 million tegu na ci loxo boo xam ne léegi national la parce que léegi Ousmane na nga xam ni mënatoo tëb rek ne ko Mohamed nel gars yi ñu def lii déedéet loolu mënatul nekk wala man ma jug ne gars yi nañ def lii non non léegi lu ñuy defati rek dañ ciy déglu parti yi déglu ci association yi déglu ci syndicat déglu ci étudiants yi dañu waxtaan ba jubóo suñu jubóowee nag ñu daal di jël décision commune ça veut dire que ñun li ñu waroon def nañ ko ba wàcc nañ ça veut dire que li ci des c'est le peuple sénégalais nañu jeune appel bi gars yi dinañ def point de presse dinañ def conférence de presse boo xam ne li yooyu yëpp dinañ ci teew dinañ lancer un appel pour wax sénégalais yëpp ñu rejoindre 1 million avec ou sans autorisation la marche ou la rue donc maa ngi lay sant Ousmane comme dama xaw a nekk xale yi di la bàyyi nga yeggale ak say invité ba ci kanam jërëjëf merci Fadel jërëjëf merci beaucoup kooku suñu frère Mohamed Fadel Dieng la aussi muy suñu coordinateur international 1 million marche donc non loolu titre boobu léegi Ibou Ngom lañ ko jox notre frère son excellence Ibou Ngom moom mooy coordinateur international mais Mohamed Fadel ci membre fondateur 1 million marche la bokk maanaam 1 million marche nag comme ni ñu leen koy waxee considérer leen ma man taalibe 1 million marche c'est quelque chose que j'en crois loo xam ne la dama ko gëm loo xam ne la gëm naa ne que loolu rek moo mën a ñëw changer Sénégal indiwaat fa ngor parce que ngoru sénégalais yi fi mu ne jaay nañ ko comme ni ngeen koy déggee da ngay dégg sax ndeysaan woykat buy woy ne bu leen jaay sa ngor te moom moo jëkk njaay ngoram defe naa loolu ñun ñëpp ñoo ko déggandoo ci woyu Pape Diouf bi toujours dama koy teg bu leen jaay seen ngor te moom jaay na ngoram donc sénégalais yi yëpp fi mu ne nii jaay nañ seen ngor mais sénégalais yi baaxoon démb ba léegi ñu ngi baax la jeunesse sénégalaise ñi nga xam ne ñoom ñooy futuru Sénégal ñooñu jaayuñu seen ngor c'est les vieux et les dinosaures qui ont vendu seen dignité ñuy remercier waat special thanks suñu honorable député Mame Diarra Fam ñu ngi koy remercier vraiment ci taxawaayam man de comme ni ma leen di wax man sama fierté la ndaw soosu c'est quelqu'un que j'adore beaucoup koo xam ne la je l'estime et je la respecte wax dëgg yàlla bu doon liggéey ñi bëgg Sénégal yëpp député yëpp dañu def ni moom wax dëgg yàlla defe naa Sénégal dina tegu ci yoon
maa ngi leen di remercier waat nag duma leen jàpp comme toujours tey dañu bëggoon rek ñu simplifier live bi ñu aussi yemale ko foo xam ne maanaam foofu la yem pour doomu aadama yi jot nañu message bi ñu bëgg rek yéen ñëpp ñu taxaw en solidarité ak suñu sœur bii nga xam ne Mame Diarra Fam moom la ñu dóor ci assemblée nationale bi te du dóoru kaayu nit foofu du làmb xam nga arène nationale mënoon nañ koo bañ a tabax te jël assemblée nationale rek soppi ko def ko arène nationale parce que xam nañ ne liggéey taxu faa jóg député yi fa nekk bëre moo leen fa yóbbu ak ñàkk fayda ak ay wax dof loolu rek moo leen tax a dem foofu mais incha allah bu ci yàlla àndee kaddu sénégalais yi mooy mujj léegi ñu désoudre à la assemblée nationale boobu parce que léegi Macky Sall dootul nekkati président te Macky Sall bu nekkatul président rek dañuy désoudre parlement boobu indiwaat ay député yu bees te bu ci yàlla àndee ñi ñàkk fayda yooyu fa nekk ñooñu duñ ci bokkaat ñu ngi leen di remercier waat kenn ku nekk ci turam ak santam ak ci tur 1 million marche di leen joxaat rendez-vous ci ay fan yu néew incha allah en bon entendeur salut